ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci violence policière yi maanaam fitnaal gi wëy takk der yi di fitnaal ñenn ci askan wi rawatina ay innocent parce que comme ni ko wolof Njaay di waxee lu ëpp tuuru bët bu rusul toj. depuis bi couvre-feu bi tàmbalee dañu seetlu violence bu jéggi dayoo mais bi yoon dafa ëppi loxo. lu tax mu ëppi loxo mooy takk der yi yamutuñ ci dóor doomi aadama yi nga xamante ni ñoo ne ci mbedd mi mais dañuy fekk askan wi seeni biir kër di leen toroxal di leen fitnaal. yaakaar nañ ni dégg ngeen cas bi nga xam ne moo xew ci banlieue bu Dakar précisément Thiaroye ñetti mbaar benn kër imam bu ñu dugg muy imam ñing toroxal njabootam dóor leen dóor yu métti ba gaañ ci benn tuut tànk boo xamante ni amul sax ñaari at wala ci la yem jàpp ñenn ñi yóbbu tëj. beneen nit imam bu wuyoo ci turu Arona Ka dëkk Rëbës moom aussi ñu fekk ko ci këram muy julli ak njabootam tooñul kenn ñu toroxal leen jàpp yóbbu tëj. daañu ñëw ci témoignage yu ñu fekkee mbir mi parce que nettali ci lam ñu borom la dàqee daañ ci aussi def ab jàngat parce que lii mënul woy mënuñu confiner sénégalais yi ba noppi tëj seen jàkka yeeg jumaa yi tëj seeni église ba pare bëgg doyodal ñi nga xamante ni mën nañ leen jàppee tey baatu l'islam ci kaw suuf muy ay imam. leneen aussi lu yokk tax ñu def ci ab taxaw seetlu mooy anam gi yenn médias yi traité information bi surtout cas bi nga xamante ni moo xew Thiaroye ñetti mbaar parce que dañu jéemoon gëmloo askan wi que ni ay takk der la ñu agressé alors que image bi nga xam ni moom lañu utilisé image yu doomi imam bi ñu fekk këram la agressé njabootam kenn ci doomi imam bi ñu dóor ba gaañ ko la ñuy déglu laataan yu ñëwaat. bisu àjjuma bi passé di 1er mai ci guddi vers 21h moins ay 20h45 ci la sama mag bu tudd Abdou Khadir jour boobu moo waroon jiite comme suñu nawaafi li ñuy def ci kër yi ku si nekk chaque jour ak kii jiite. léegi bi ñu taxawalee lal si yaada yeeg yëpp di waaj a julli moom ci la ne xaar leen ma ñëw jàdd bi mu jàddee ñun ñu koy xaar fekk lal nañ si yaada yeeg yëpp toog di ko xaar ci la dellu si waatee dugg si ni bismillah ñuy julli. dafa dugg si rek yàlla dogal suñu buntu kër dañ koy delloo ndax du tëju fermement yàlla dogal bi mu dugg see rek noonu ba ñuy waaj a kàbbar pour julli am ñett ñu ñëw ñoo xamante ni sol ñu tëni ñëw dugg si ni ko boykaay mu ni ko fan laa jëm mu ni da ngaa génn mu ni ko man génnuma defuma fenn man léegi laa fi man maay waaj a jiite nii pour naafil ñu ni ko da ngay dem parce que da ngaa génn. sama benn mag bu naan Mouhamad Ñing mooy taawu kër gi dugg si ñëw laaj ko ne mu demee nangu koo dégg lu benn mujj gi mu ni ko fii kër gi kër imam la te imam fan yi yëpp dafa feebar ba day jaabante hôpital te mi ngi si biir mag la léegi dañ lay may dañ lay ñaan lépp ñu def ko discrètement ci dal. beneen bi mooy démb rek sunu rakk bu jigéen dafa accouché te dafa sonnoon lool. kon may ñu kon ñu waxtaan ba ñu la dem mais ñu teg ko ci yoon léegi comme que ay policier ngeen léegi wan leen ñu seen carte professionnelle mu ni ko duma la ko wan te da ngeen di dem noonu rek ci laa tëllee man léegi coow li génn bi ma génnee gis ñu nekk ci coow li mu jàpp loxo Abdou Khadir ma ñëw man tamit jàpp ni lan la rek mu xëcc sama loxo xëccaale loxo sama beneen mag bi ni léegi yéen ñëpp sax da ngeen di dem noonu rek am na benn soxna su si benn jigéen bu bokkoon ci alkaati yi génn ndakate dafa woote renfort waaw bi ñu nekkee ci discuter noonu sama yaay sa néegu biir ba la nekkoon dégg wax ji rek génn ni lu xew ci kër gi lan la mbaa jàmm ni muy waxee policier bi déglu ko mu duma ko ci siège weñ bi nekk ci ëtt bi ba sama yaay daanu ba mu daanoo nag net ci la sama rakk bu góor bi nga xamante ni mooy Omar Ñing bi nu kii mooy Omar Ñing mi nu téye génn moom daaw la jógee daara mooy caatu kër gi 2003 la juddu bi mu génnee rek taseeg yaayam ñu daaneel ko ci la ñëw taxaw ci diggante policier bi ak yaayam noonu waa ji itam ci la ko bifee xëcc commencé ci la doon commencé dóor
maanaam bi ñu duggee ak bi ñu commencé dóor daanaka comme simila saar comme ñoo xam ne daal danoo maroon dóor génnee seen yat yi jigéen ñi ci dañ dégg coow li génn ñoom tamit ñu dóor ñëpp kër gi amul ku ñu bàyyiwul sans explication nag wóoruñu woon sax ba xam sax ay agresseur lan wala yu ni mel bi loolu amee ñu dóor ci biir dóor yi sama yaay sama papa ci la déggee coow li génn muy imam ñi bi mu génnee ni asalaamaaleykum waa lu xew sama kër gi mbaa jàmm waaw ñu ni ko ñii dañoo bëgg a ñëw ni Abdou Khadre dafa génnoon nanga mu ni Abdou Khadre xanaa du ma waroon a jiite kii bi naafile ni waa samay doom lan la dama leen di laaj policiers yi maanaam la doon waxal lu xew faale wuñu ko bi muy ñëw di jege si lañ ko ba ma xëyee wallahi mu daanuwaat encore ci sama ginnaaw yaay ci sama kaw yaay mu daanu moom imam si boppam la ñu ba ma te vidéo yi nga xamante ni fi ñu ba nga xëyee maire bi mu daanoo mu xëm ak yooyu yëpp ñu ngi vidéo maire bi mu xëmee seen kanam terewul ñu continuer di dóore am na ñu si yor coup mi ngi ci vidéo yi am na ñoo xamante ni li ñuy maasee moom la ñu yor ndax Omar bi mu koy dóor mi ngi naan ñi ngi may jàpp parce que ba sama mag bi naan lan yéen loo leen di def xale waaw ci mi ngi naan am na ku may jam ci suuf am na ku may jam xamuñu nag lan lañ ko doon jam ci lañ ko téye tëral ko dóor ñu ñii ñëpp ba ci man mii di wax ak yéen ci ñi ñu dóor ci laa bokk léegi bi loolu amee léegi coow li am yàgg nañ ci kër gi di def lu leen neex parce que boobu bëri nañ ay nit ñu bëree ngi ci yaa ngi comprendre léegi bi loolu amee nga xamante ni ñu commencé di dóor bay dàq nit ñi ñuy dugg ci biir néegi vidéo yaa ngi fi ci dàqi boobu am na benn soxna soo xam mooy soxna sama sunu taaw bi mat bi ñu ko dàqee dañ koo dàqi ba ci néeg ba dóor ko yar bi mu dal ci doom ji bu yoroon nga xamante ni moins de 2 ans amagul 2 ans doon jigéen ci la gémmiñ ji tojee deret gi yëpp dàq ci yére yi loolu te mi ngi ci vidéo yi mu leer naañ yaa ngi dégg noonu bi ñuy yuuxoog yooyu xale yi suñu doom yi ñu ngi gis action bi ba tey ñoom waa kër yi xale yi si boppam dañoo feebar parce que action yu ndaw yi ñu gis mooy bébé yi xale yu ndaw yi léegi ci loolu daal lan def dóor ñëpp vidéo yi wane na lépp Team Omar surtout dóor yu méttee watat ko génnee ko ci biti waaw ci génnee ci biti bi taxul benn yoon ñu yëkkati ko wala nanga wala xanaa booy dóor nit ba watat ko ba ci mbedd ma nga bàyyi ko mais vidéo yaa ngi fi watat ko yóbbu ba pare bëgg a jëlaat ñeneen di yóbbu ba gis ngeen ci vidéo yi am na koo xamante ni kuur lañ ko dóor. léegi nag bi liy xewee journal bii di Les Échos ne fële nga xam ni mooy Caaroy ay ndaw dóor nañ fa ay policiers ba gaañ leen ci période couvre-feu bi mais li gën a garaaw ci mbir boobee nga xamante ni dara nekku ci dëgg mooy dañu utiliser comme ni ñu ko waxee sànq image yu doomi imam bi nga xamante ni dañ koo gaañ ne mooy kenn ci policiers yi. dañoo dugal benn photo ni policier la bu nu dóor ba gaañ photo boobu sama photo la man nii te maa ngi vidéo yi nga xam dañuy wane waale sama kanam. dugal tamit de benn oto bu nu toj pare-brise bi ni oto police la loolu oto sama mag bi la moom la nu toj te li koy firndeel mooy avant bi mu si def ak numéro téléphone am mi ngi si kon dafa mel ni kon yàlla kon di moom moo leen di wan boppam ba heure bu nu waxee bu weddiwaat seen bopp. donc seetlu ngeen ni bu amee benn fait wala ab mbir boo xamante ni mën na yàq image way takk der yi am na ci yenn journaux mën nañ leen sax ba ñu tuddee ay journaux mais ay torchons yoo xamante ni dañuy monter seen histoire toute pièce bu doon ni sax am na lu ciy nduroog dëgg ñu mën a sax considérer que ni dañoo jum mais dañuy wëlbati histoire bi comme si que ñoom ñoo ko fekkee fi mu toll nii nag ñaari doomu imam ñi ngi tëj nañ leen maanaam teg na leen loxo te li yéeme mooy ba moment bi ñuy def vidéo bi nii seeni mbokk mënuñu leen teg bët kenn ki nga xamante ni 17 ans la am bi mu jógee daara yàggul dañ ko doon nëbb avocat bi nga xamante ni ñoom famille bi jël nañ ko parce que dañ ko dóor ba mënatul siggi d'après seen frère bi nga xamante ni moom ngeen dégg sànq déféré nañ leen alors que ñoom defuñu benn infraction. ñaareelu cas bi mooy imam bi nga xam ne moo dëkk Rëbës muy imam Arona Ka moom fekkuñu ko ci jàkka wala juma ak mbooloo mais këram lañ ko fekk ak njabootam jàpp leen yóbbu Cheikh Oumar Diagne bi nga xam ni témoin la ci affaire bi dañ koy déglu ñëwaat. bu mag lay wax ne mooy kër yu mag yooyu këru grande famille yooyu nekk biir fii nga xam ne ci biir kër gi y a presque 3 familles yu fa dëkk n'est-ce pas dañoo am benn genre jàkk ci biir kër gi
n'est-ce pas kër gi genre daara la wax dëgg genre daara la bi nga xam ne wax dëgg yàlla kër gi daal këru diine la këru mag ñi la ñu naan këru mag ñi ndax mag ñi daal ñu am benn jàkka ju ndaw seen biir kër def fa daara ñëpp dund daal macha allah il a été signalé nag parce que ba ñu demee seeti le commandant bu nekk police Rebeuss commandant ne woo na ni ko ne ko fi am na fi ñu fiy julli da ngeen war a ñëw arrêté leen n'est-ce pas war a ñëw arrêté leen xam nga lii c'est extraordinaire donc mu ne ko léegi da ngay bàyyi beneen jour suñu julli heure bu ñuy julli nga woo ma heure boobu dinaa ñëw n'est-ce pas donc noonu kon ils ont été signalés tey le matin tey kon ils sont partis n'est-ce pas ils sont partis fekk gars yi di julli ils étaient presque une quinzaine ni jàppandoo ñoom ñëpp yóbbu leen police Rebeuss donc li ma ci metti nag ñaari affaire la mooy primo on est parti les cueillir ay mag lañu ay paa yu am lu pour 70 ans ñi ay 80 ans mag yooyu ñoo tase woon toog di julli n'est-ce pas ñu jàpp leen dugal leen ci biir gris yi ci suuf karo bi ñu toog comme ay brigands comme ay assassins n'est-ce pas comme des criminels li c'est pas respectueux envers l'âge c'est pas respectueux envers le titre maanaam imam lii dafa rafetul waa ji ay màgget ay paa nekk di rambouiller allez dégager jóg leen fii nanga xamal yu yuuxu ak benn insolence ak benn incorrection bi nga xam ne j'ai pas pu me retenir n'est-ce pas ne ko yow da nga réew yow ku réew nga n'est-ce pas kii dafa xamadi nit ku xamadi la te nit ku incorrect la un brigadier bu taxaw foofu moom tamit il a voulu tamit desaan faire l'intéressant dama yow la nga koy waxal kii man ko kii lay waxal kay ma daganeel mu ne ko dafa kii ku xamadi la dafa xamadi te wax dëgg yàlla il est incorrect n'est-ce pas donc lii lu taxul teg ko fi il n'est pas là pour ça kii dafa war a am yar ak teggin ci ñëpp ñu mu war a waxal ndax du yoon ngay jaay ñàkk teggin ki nga xam ne mooy sa employeur maanaam moo la embauché waaj na ma nag daf may war ne moom policier la dama acca topp ma mu ne ko bismillah yaa ko tere neex man kay suñu ma jàppee ndax taxaw imam dama ciy kontaan sax ndax man jàpp naa loolu jaxat la sax man dama jàpp ne sax du yoon sax ma nekk ci biti imam nekk ci biir toog. donc gis ngeen ni tey dañu nekk ci benn dictature boo xam ni bépp sénégalais bu am njaboot bu yaatu war leen jiite julli ci biir këram amatul droit def loolu maanaam tey képp ku toog sa kër ak say doom ak say soxna jarbaat def julli mbooloo mën nañ la fa fekk jàpp la yóbbu c'est-à-dire fi mu toll nii Sénégal nit mënatu fi jaamu yàlla ci sa teyu bakkan. donc liñ ci mën a tënk mooy couvre-feu bi moyen de répression la pas seulement pour ñi nga xam ni dañuy violer état d'urgence bi mais ñi nga xam ni dañu toog seen kër di jaamu yàlla li dafay wane ni ñenn ci takk der yi nekkuñu fi pour askan wi mais pour benn autorité dictatoriale boo xam ni à chaque fois ñoom takk der yi bu ñu defee seen i njombe moo xam rey doomi aadama wala violenter ab citoyen moo leen di protéger parce que seetlu ngeen ni kaay fi jot a xew yépp mujjul fenn Mamadou Diop Bassirou Faye ba ci lu yàggul dara kaawu Fallou Sène dossier yépp dafa nul maanaam nguur gi ci boppam moo bëgg takk der yi di toroxal askan wi parce que bu ko neexoon tey dootul am bu neexoon état tey benn woy takk der du toroxal benn citoyen sénégalais mais li ñu seetlu mooy takk der yi di dóor askan wi di leen toroxal ak tiital mooy tax ñoom ñu sentir seen bopp en sécurité bañ na ko ba alkaati yi nga xam ne ñoo gën a soxor la ñuy defaral li nga xam ne mooy promo preuve bi mooy kaawu commissaire Sankharé bi nga xam ni moo attaqué woon benn pharmacien ci bërëbu liggéeyukaayam ñu bari yaakaaroon ni dañ koy sanctionné mais dañ ko nommé def ko ci boppu sûreté urbaine beneen exemple bi mooy couvre-feu bi mi ngi tàmbali kañ lundi 23 mars 5 jours avant maanaam juróomi fan laataa muy tàmbali la Macky Sall nommé ki nga xam ne mooy Arouna Sy def ko directeur de l'inspection des services de sécurité ca ministère de l'intérieur mais kan mooy Arouna Sy nañu déglu lii. tuuma yi ñu teg ci ndodd commissaire Arouna Sy mu ngi gën di tar journal bi di Le Quotidien dañu xamal ne procureur de la République auprès du tribunal hors classe bu Dakar fas naa yéene topp commissaire bi ci kanamu yoon Ousmane Diagne di laaj ñu ngi inculpé kii di Arouna Sy pour entrave à l'administration de la justice mooy dañu koy jiñ ne dafa bare liggéeyu justice bi. waaye li mu doon officier de police judiciaire tax commissaire bi mënut a comparaître fudul ca cour d'appel fàttali ba Mamadou Diop faatoo commissaire bi dafa ubbi woon l'enquête ca mujjantal ga enquête ba wax ne ab accident boo xam ne bokk na ci benn woto Mercedes moo faat étudiant bi ginnaaw enquête bu police centrale waa division d'investigation criminelle ñoo mujjee jël dossier bi dik nag ci enquête am jàpp ne faatuk Mamadou Diop mu ngi jóge ci dérapage camion police bi tuuraate ndox mu tàng te ñu ko tuddee Vampire
journal bi di Le Quotidien dañu xamal ne parquet bi dafa jàpp ne Harouna Sy dafa doon jëm a jalgati enquête bi ci tayeef looloo tax procureur bi xalaat ne dafa def entrave à l'administration de la justice waaye du Harouna Sy rek moom la yoon war a déglu bokk na ci ñaari auxiliaire de police kenn ku doon dawal camion bi ak ki yoroon ndox mu tàng mi. kii mooy Harouna Sy bi Abdoulaye Wade doon forcé 3e mandat en 2012 fekk moom Harouna Sy nekkoon commissariat central de police bu Dakar moo doon réprimer manifestants yi nga xamante ni ñoom dañu ne woon Abdoulaye Wade du forcé mandat bi. conséquences yi yéen ñëpp xam ngeen ko lu ëpp fukki doomi aadama ñàkk seen bakkan ki ci gënoon ràññee di Mamadou Diop yàlla na suuf woyof ci kawam. bi Abdoulaye Wade wàccee ñu bari doon sàkku ñu yóbbu ko moom Harouna Sy ci yoon moom ak patron bi nga xam ne mooy Ousmane Ngom bi nekkoon ministre de l'intérieur. commission nationale des droits de l'homme ak Amnesty International porté woon combat boobu noonu. nga rek après événement 2012 amoon na plainte bu ko visé woon moom ci boppam Harouna Sy plainte boobu famille Mamadou Diop moo ko defoon mujj bi justice retenir ni que agent yi nga xam ne ñoom ñoo doon dawal dragon bi ñoom ñoo def affaire bi condamné leen te dëgg na ba léegi kenn ci ñoom ñaar tëddul ci biir kaso waaye ñëpp xam nañu Harouna Sy moo doon jiitoon commissariat central bu Dakar jamono yi te toogul rek ci biir commissariat di joxe ay instruction mu ngi ci biir terrain bi daanaka mu ngi ci biir terrain bi yore téléphone am yore ay grenade di tirer def lu nekk kon mënuñu wax ne amuloo responsabilité ci événement yi parce que moom moo ko jiitoon ba pare di koy superviser sur le terrain loolu su weesu am na plainte yu bëri yoo xam ne dañ ko déposé woon pour acte de torture dañu ko déposé ñu ngi fi ba léegi plainte yaa ngi ci bureau procureur ba léegi plainte yooyu amul benn suite te je crois que tant que plainte yooyu justice vidéo ko tant que événement 2012 justice dafa ci liggéeyam waruñu koon dox benn poste bu opérationnel poste boo xam ne mun na ci jox ay ndigal mun na ci diriger ay opération ci biir police nationale bu Sénégal waa ci biir service de sécurité yu Sénégal. mais comme ni ngeen ko xamee Macky Sall daf ci dëgg tànkam lan moo tax nag bu dëgg ci tànkam parce que élément bu baax la pour ëllëg bu ko soxlaa. élément bu essentiel la parce que ni mu maîtriser woon tension bi entre 2011 et 2012 période boobu nga xam ni ndawu Sénégal yi dañu pare woon pour dee ngir Abdoulaye Wade bañ a présenté waat moom Harouna Sy ni mu maîtriser woon tension boobu noonu tey amul kenn ku ko gën a xamee situation bu ni mel donc élément bu baax la pour que ñoom ëllëg bu ñu bëggee yootu leneen wala bëgg a jàmmarloog askan wi au lieu que ñu ubbi enquête ci jàmmarloo yi fi amoon te moom Harouna Sy jiite woon woy takk der yi dañ ko yóbbu ministère de l'intérieur def ko conseil de sécurité ñu bàyyi ba période bi nii ñu nommé ko directeur de l'inspection des services de sécurité ci ministère de l'intérieur ni mu jegee woon trop Ousmane Ngom jamonoy Abdoulaye Wade di réprimer askan wi noonu tey la jegee Aly Ngouille Ndiaye donc il faut que nit ñi comprendre lan la ñuy préparer xel nag du jariñ lu dul xalaat mais leen rek lañ leen di xamal mooy bu ñu pousser askanu Sénégal au bout parce que li xew caaro yi xew Rebeuss xëy na dal nañ ci famille yoo xamante nii am nañ dal yar nañ leen ci diine ak muñ mais amaana bu doon yeneen kër bakkan dina fa rot parce que ñàkk worma weesuwul dugg ci ay këru jàmbur di leen toroxal di dóoraate comme si que ay criminel nga jàkkaar loolu jëf yu ni mel mooy indi fitna ci réew ab muus sax boo ko tëjee ci néeg di ko duma bu demee ba jàqi dalay songu xam nañ ni amuñu yërmande ci askan wi mais nañu leen bàyyi ak seen dignité nañu leen bàyyi ak seen intimité te wattu di leen fitnaal parce que comme ni ko nasaraan di waxee le réveil sera fatal bërki démboo njaay gis nañ fi ab homme d'affaires buy mariage éviter mbooloo bu takku ci benn bërëb bu ko gars yi partagé wul woon ci réseaux sociaux yi du mujj fenn te moonte biñ commencé di leen teg loxo ñi ci bokkoon dañ leen téye ci yar ak teggin dóoruñu kenn donc respect bi nga xamante ni am nañ ko jëmale ci borom barke yi nañ ko jagleel itam ñeneen ci askan wi nga xamante ni nii duñu ay doxandéem ci réew mi donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf